ayca bu ci gën a fës. ayca la ca gën a fës tey mën nañ koo jàppee ci Walf Quotidien moom la xëyee ci xëtam gu njëkk xam naa bu fekkee sax nag image yi jot naa yemb rek Walf Quotidien ci xëtam gu njëkk amet comme ni nga ko gisee nii tournée économique en Casamance Macky en terrain miné maanaam fu mu toll nii xam nga dafa am ay bërëb yu wuute yu bari te wuute yoo xam ne Macky Sall jotoon na fa dem rek ngir amal fa ab tukkib nemmeeku mais gile yoon dafa nekk loo xamante nii leneen lañ ci war a mën a séentu. am nga mercredi bi passé ci conseil des ministres dafa njortuwaale déjà wala artuwaale ñi nga xam ne ñoo di ay ministre am xamal leen bu baax a baax que ni ñoom nañuy waajal tournée économique bi nga xam ne amaloon na ko Ziguinchor rek amaloon na ko Saint-Louis Matam Tambacounda Touba ak yeneen yooyu ne nañ ko dala di wéyandi fa nga xam ne moo di ci diwaanu Ziguinchor diwaanu Sédhiou Louga ak yeneen foofu la ñuy woowee fa nga xam ne moo di sud réew mi mais nag la nga xamante ni moo tax maanaam njàqare wala tiitaange war cee mën a am mooy dafa jotoon a xew ci événement yi ñu weesu ak kañu jàpp tamit ne moom moo nekk maanaam véritable adversaire bu Macky Sall te nee nañ daal doole bi nga xamante ni Ziguinchor moom am na ko fa keneen amu ko fa Macky Sall nag ginnaaw bu mu defee benn tournée économique parfois ñu seetlu woon ay jax-jax yoo xam ne dina daan judd ci wàllu woowu ndaxte léeg-léeg nit ñi am ay brassard rouge ak yeneen ngir di ko yuuxoo di ni mënti den waaye gi yoon fa mu jëm est-ce que nekkul gën a nekk danger ci li nga xamante ni moom moo jëm ci wàllu nekk na moo tax yéen kaa bi dal di xëy bu baax a baax di xam ne bu baax a baax que ni ci diwaanu Bignona bu ñu xoolee bu baax a baax Ousmane Sonko ak leader bu Pastef loolu tollaay ba nga xam ne am na ko fa tey Macky Sall mu war a jël li nga xamante ni moo di doole ngir wàcc ji foofu est-ce que nekkul benn danger boo xamante ni mën na ko jur ci wàllu démocratie ginnaaw tamit événement yi nga xam ne précédé na fi moo di Ousmane Sonko bi ñu ko fi doon tuumaal affaire de viol nañu ko jàppee ba nañ koy bàyyee waaye tam projet de loi bu yees bi nga xamante ni ñu ngi ko doon rek jëmal te mu bokk ci li nga xamante ni mooy wàllum tere li nga xam ne moo di wàllu manifestation pas manifestation mais terrorisme mais ñoom ku jigi ni ñu ko jàppee mooy que ni Macky Sall dafa mel ni ku bëgg ceinture lii di manifestation ba aay leen ko de sorte que dootuñu ci amati li nga xamante ni moo di ndogal tey ëllëg ci biir lan lañ war a mën a séntu ci tournée économique boobule est-ce que dina nekk avantage wala inconvénient la balle est dans le camp de Macky et de Maty Mati wuyu. waaw man si tournée économique bi rek laay ñëwaat tuuti xam nga zone sud bi soo koy wax instant yi ak adversité politique bu fi am. Sonko presque sud sooy wax sud Sonko da nga si boole Sonko. effectivement te du Sonko kase mais am na ñeneen tamit ñoo xam ne si zone sud bi lañ bokk te. sànq rappelé nga ko événement mars yi bu fi amee woon dañ gis ne après Dakar. zone sud bi tamit taroon na. parce que amoon na ay mort tamit yu ñu fa enregistré te ñooñu femme Casamance yi dañoo génnoon soutenir ouvertement ne seen doom nañuy soutenir wax ji bëre woon na te soo gisee Ziguinchor tamit si waa APR yi bëri nañu fa nekk te ñoom ñëpp kiiwuñu ànduñu parce que soo gisee kii lu mu tuddati Aminata kii journaliste ba moom foofu la nekk Aminata Manga fa la nekk am na tamit beneen ancien ministre bi seen problème bi aussi fi muy nekk ci mooy maire bi ci boppam même bu wanewul féeteem catégoriquement maire bi tamit dafa mel ni foofu côté boobu nga Balde tamit ba tey ak exactement maire Ziguinchor bi Abdoulaye Balde bëri na tamit ñeneen ñoo xam ne ñu ngi xeex biir APR nekk biir APR mais ñu nekk ay adversité xam naa looloo gën a tax mu ñaax leen ne leen ñu waajal ko parce que dafay bañ lu ñu gisoon ci yenn zone yi bu mu demee woon ci nord bi peut-être am foofu parce que rivalité bi du avantage yu APR suñu waree ñëw benn zone boobu ñoom ñëpp dañoo war a manko parce que lii faiblesse su APR lay wane en plus suñu ñëwee waa Sonko war a toog nag fay indi rouge tamit xam nga day metti tamit. déminer terrain bi ba pare doo ko mën a yegg si. exactement xam nga zone Ziguinchor moom soo ko waxee kon xam nga ni dañuy def genre dañuy jouer avec les mots zone terrain miné. parce que Ziguinchor ak miinu rebelle yooyu noonu mu ngi noonu daal ñu ngi xaarandi ba xam nan lay mujjee incha allah. en tout cas xam naa ni daal li leen ni yoot moom. xam nga ay Fouta Tampi ay du genre yooyu on peut comprendre que ni quelle que soit ampleur bu mu mënti am bu fekkee ay Matam la wala mu nekk ay au niveau de Tambacounda wala du genre foofu mën nañu xaar carrément que Macky Sall quelle que soit doole bi nga xam ne opposition mën na ko fa am moom doole mën na supériorité mën na am supériorité de sorte que lu fa mën a am rek mën nañ koo muur te kenn du ko gis mais li ñu jot a nemmeeku ci élection yi nga xamante moom lañu weesu mooy que puissance bi nga xam ne opposition bi rawatina waa Pastef am ko fa dafa ñëw sut lool li nga xamante ni moo di ñu féetee ci maanaam Benno Bokk Yaakaar léegi nag loolu est-ce que am na lu ci wàññeeku wala est-ce que am na lu ci yokk réponse bi lenn la mooy am na loo xamante ni yokku na ci
parce que masse populaire bi nga xamante ni moom la ñu doon nemmeeku ginnaaw boo xam ne événement yi fi jàlloon la am na leen loo xamante ni gis nañ ko ci lu bokkul parce que aussi la majeure partie sénégalais comme ni ñu ko baaxee di gisee rek bu ñu gisee nit ñi ne parfois kii dañ koy fitnaal wala dañ koy jaay doole parfois nga gis benn tolluwaay boo xam ne amuñu ko woon ci yow nit ñu baree bari dañuy ñëw pour jéem la ko jox rawatina nag bu fekkee da di bërëb boo xamante ni parfois on a bien vu que Ousmane Sonko après élection yi am na ràññeef ka ni Ziguinchor am na loo xamante ni bëgg nañ ko jox tax na moom tam cër ba nga xamante ni joxoon na leen ko ak tollaay ba mu fa daan def ak jëm ci wàllum poursuite politique dafa mel ni da ko gën a yokk loolu nag day nekkaat beneen pourcentage boo xam ne dañoo dooleeku waat moom tam ci wàllum jëfinam ak ni mu koy doxalee ba tax na am na beneen apport boo xamante ni mën na ko cee def mais nag tey jii Macky Sall la bëgg a jël risque pour dem fa lan lay indiwaat ci wàllum résultat peut-être que man je me dis que ni c'est bien pour lui parce que dina ko permettre mu mën a xam exactement peser position am tey parce que ginnaaw élection yi ba léegi amagul fa benn descente bu mel nii donc lii man je me dis que ni benn calcul politique la bu muy def et que ça peut être aussi un apport pour lui comme ça peut être aussi un véritable aussi inconvénient parce que lu ci mën a doon aussi faaw mu am lu fa feeñ loo xam ne yaakaare wuñu ko woon lan lay doon nag positif lay doon pour moom wala négatif loolu ëllëg si biir dinañ ko xam insha allah. Babacar a tout dit. Politique. dama bàyyi ko Babacar rek. da nga bëgg traité la de terroriste. man moom askan wi rek laay waxal chaque jour bu leen dara jaral daal man daal ngeen di faat seen bopp wala ngeen di faat seen bakket wala ngeen di tayle seen bakket. ndax ay politique surtout. man comme si mënti doon bu leen ko kenn jaral. mais bii passé wane nañ ne qu'ils sont matures ah. bii passé nit yi génnuñu. manifestation waaw. mooy 23 25 bi 25 juin bi wane nañ ne que mature est-ce que dañ leen teel a tënk moo tax. non gisoo arrestation yooyu lu mu bëree tamit. les gens ont compris daan nañ leen tënk. man je me suis dit que xam nga parfois lu ci ëpp dama koy faral daal les politiciens quel que soit seen guerre ñoom nañuy wegal askan wi. maanaam nañuy wegal askan wi li ñu may de sorte que lépp loo xamante ni mën na nekk danger parce que à chaque fois coow di am wala mu am ñi faatu rek parce que am na masse boo xam ne ci askan bi la du génn mais la dernière fois tamit comme ni ko Mati waxee mënuñu woon am résultat bu positif pourquoi parce que ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk vrai tête yi wala ñuy jiite parfois front yi avant dara di xew gars yi ne nañ leen kirtib bu dee ne Guy Marius Sagna heure bi nga ko jàpp gis nga ko kilifa la même chose nit dof la même chose ay ñoom Karim Xrum Xax ay ñoom Thiat ay ñoom Assane Diouf Clédor Sène ñoom ñëpp ñoo yegg si gars yi ne leen kirtib a ci yóbbu donc te ñoom généralement ñoom ñooy faral jiitu très bien ñeneen ñëw topp si leen voilà kon ñoom ne lañ leen kii xam naa ñeneen ñu duñu teel a ñëw gën a agité nit ñi c'est ça waaw te ñu jàpp leen bi ba agité wu nit moom man lu ma si bëgg a wax rek laata parce que loolu prof ndoll la ci li may waaj a wax nii xam nga tey jii nii ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy kujje gi que ak ñi yore nguur gi man nee naa 23 juin bi dafa wane lépp bañ koy feete ña ca deewoon il y a 10 ans kenn fàttalikuwu leen kenn massawu leen kenn seetewu leen kenn defu leen dara te ñooñu ñoo askan wi la ba tey ñoo ciy perte léegi nag ci tournée économique bii muy def nii bu fekkee ne tournée économique la te askan wi rek tax koo jóg violence waru cee am logiquement violence waru cee am beneen bi nag moom mooy aspect politique bi comme li Mati wax sànq daf leen a wax ñu waajal nangam ak nangam pour ñu booloo non politiciens yëpp bëgguñu seen i nit yi topp seen ginnaaw ci gox-goxaan yi ñu booloo ci kanam ni ci kaw nii nag dañ koy wax mais bu manifestation jotee bu gars yi bañee ànd ci la pancarte yi gën a bëri t-shirt yi gën a bëri parce que ku nekk day jéem a satisfaire le président de la République et ci loolu nag moom moo ciy gañewaat parce que après concours lay doon ci seen biir vraie mobilisation ngay am parce que ku nekk day jéem a mobiliser le maximum possible pour wan président bi ne man maa ëppalee lu ma mobiliser bon beneen bi nag dama optimiste que ne je pense que ne dina dem Ziguinchor ba jénn fa dara waaw dara du fa parce que aussi man am na parce que waaw fu ne bu toll nii ndox mi wàcc seen kaw. waaw est-ce que gars yi dinañ tàll yooyu noonu du genre aussi parce que loolu aussi c'est une vraie réponse parce que ñooñu aussi bu nawet ba xasee ba commencé ñu bëree bëri dinañ tàll lu nekk lu mais nag en matière de politique il faut s'attendre à tout politique il faut s'attendre et puis man dafa am lenn lu ma gisoon foofu lu xaw a doy waar yaa ngi fàttaliku waa M2D bi ñu doon def seen rencontre bi foofu pour maanaam ne dañuy delloo njukkër pour ñaanal ñi nga xamante ni ñoo ñàkkoon seen bakkan au niveau de Ziguinchor parce que aussi xam nga comme ñoom ñoo ko créé woon peut-être que loolu moo tax gisuñu ci benn mainmise wala benn apport li nga xam ne mooy état bu Sénégal et ñoom liñ ci jublu woon xam naa ne peut-être moo doon gën a renforcer aussi li nga xam ne moo di seen wàllum cohésion même bi ñu ko waxul aussi loolu kese lay war a doon parce que gis nañ ne ñoom jegeñaale bi ñu am avec l'opposition surtout avec Ousmane Sonko amuñu ko ak nguuru Sénégal donc dem assister foofu teew fa benn journée boo xam ne affaire deuil la ñu doon def loolu aussi am na beneen apport bu mu ci def mais nag est-ce que gars yi dinañ tal loolu en matière de politique aussi
comme ni mu la ko waxee sànq il faut s'attendre à tout gars yi mën nañ sax préparer ne pour saboter tournée bi comme mën nañ bañ a am aussi jot bi on ne sait jamais daal. non luñ ci mënti def it nañu bàyyi xel ne keroog ba waa M2D yooyu ngay wax. demee ñaniñ. Sénégalais yëpp a ñaawlu la fa xew. waa geste bi fa xew. ñëpp a waxoon ne kenn moomul fenn fu neex waaye dafa war a dem léegi ñoom it ngal la nañu bàyyi loolu xel. mais takk brassard bu rouge ak yuuxu moom mënu ñàkk. waaw ndax dina am débordement wala déet. loolu la nga takk brassard rouge ku mer na wane meram. ci nu mu gën a rafetee. waaw mais yuuxu bi moom mënu ñàkk ku kontaan na wane contentement. waaw te bañ a ñaawal ki mer. jàmm na ñooy loolu tamit lu nekk mën na ci am waaw lu nekk mën na ci am mais bataille politique la pourquoi parce que ñoom lenn kese la ñuy gis Macky Sall il est en train de se tester day testé pour xool Ziguinchor ndax li mu am ci yeneen parce que dañ ne foofu moom quel que soit alpha mënu fa am dara donc c'est bien pour moom aussi que mu dem natti xool. mu natt boppam foofu daal waaw c'est bien. Macky Sall comme ni gars yi wax moo ñu ëpp ay information Ziguinchor su ma juuma toute la région de Ziguinchor c'est presque matul ñu 300 000 habitants c'est 289 000 et quelques. waaw ak popularité bi aussi ça joue. donc 289 000 et quelques habitants. xam nga ne ci électorat wu réew mi la muy posé bëriwul. ah c'est différent bu ko tuuteel nag yow. mais tamit non mais c'est tuutilu ma ko noonu la toll. tuutilu ma ko de 289 000 et poussière habitants lañ soo ci génnee votants yi électorat bi taxu koo toll noonu kon par rapport ak Fatick. ak Kaolack ak Dakar ak Touba. voilà mais xam nga politicien ba mu war a am benn enjeu boo xamante ne jar na nit ñi di fa reyanteeg. di fa mais pourtant jar na ko parce que xam nga la moo tax nekkul ci zone bi kese lay yem. xam nga am na ñoo xamante ni seen ay choix bi nga xam ne dañ koy def ci wàllum électorat dafa am ci leneen ak yeneen yu muy wékku xam nga tey Macky Sall par rapport ak li mu prouvé au niveau de Matam wala au niveau de Ourossogui wala lu mu mënti doon am na ñoo xamante ni jàppoon nañu ne Macky Sall donc nañ ko bàyyi parce que amatul benn tolluwaay bi te loolu aussi am na lu mu ciy joué parce que nit ki tey bu demee ba yaakaar ne kii même bu ñu ko bàyyi ñu bëree bëri moom lañ faral ñi ma lay wax mooy ce sont les politiciens parce que dañu naan carrément même soo ko fi bàyyee dem ëllëg mooy faluwaat yow nga nekkaat fi di yaataa yu mbéy yeneen yu kenn xamul mën nañ jël seen doole dolliwaat ko parce que jàpp nañu ne Macky Sall doole ba mu amoon ba léegi jeexul. imagine tey au niveau de Ziguinchor am na benn popularité boo xamante ni bu faible la bu ko fa wane am na lu mu koy dégraisser lu baree bari ça ne sera pas au niveau de Ziguinchor mais mën na nekk ci yeneen mili yi ñenn ñoo xamante ni amoon nañu yaakaar pour ñëw jàppale ko mais ils vont se dire tout simplement que ni du am sens pourquoi parce que kii doole bi ñu yaakaaroon ne moom la yor ba léegi yoratu ko mais nag base politique day am Macky Sall ni mu ko amee au niveau de Matam mën nañu jàpp ne Ousmane Sonko noonu la ko amee au niveau de Ziguinchor yeneen régions yi nag ay xëccoo lay doon lan lay juri ji ëllëg Babacar li ma la expliqué xam nga lan la Sénégal actuellement élection yu mujj yi xaw ma ndax seetlu nga ko ku nekk da ngay gagné sa gox exactement te teewul après Macky Sall mooy gagné lu tax yeneen yi nag dabe lay parce que moom gox ya muy gagné dañoo ëpp doole gars yi seen i gox waaw Idrissa Seck moo doon gagné Thiès effectivement Pastef moo doon gagné Ziguinchor Abdoulaye Wade danaan jël Touba am ndax ñëpp xamee nañ ko Khalifa Sall jël Ndakaaru te teewul Macky Sall mooy raw lu tax voilà léegi xëccoo bi nag xam nga fan lay nekk actuellement parce que dëkk ya muy gagné daa ëpp doole ñoom dëkk ya ñuy gagné xam nga ñoom dëkk ya ñuy gagné mu topp seen ginnaaw non problème bi xam nga fan la mooy foo mën ci dem ci yeneen dëkk yi ngay wax ni yu opposition bi moom parce que moom mooy topp seen ginnaaw te moom fam moom nam leen fay dominer c'est trop pourquoi parce que aussi cela nag on peut le comprendre pourquoi parce que c'est le président de la République il a un gouvernement et son gouvernement est composé par des politiciens yoo xam ne yi ci bari la nekkee ci ay gox yi bari te wuute moment bi nga xam ne moom ngay dem ba nga xamante ni apport bi ak tolluwaay bi dootoo ko amati lan lay indiwaat mooy même yow ñi nga xam ne ñoo nekk ci sa gouvernement parce que ñoom seen doyo ak seen tolluwaay melatul noonu mais tey aussi quoi que l'on puisse dire moo ni que ni Macky Sall par rapport ak li mu wane nii day wane carrément que ni dooleem ba léegi mu ngi fa voilà bien vrai sax nag ñi ci ku jigi loolu la ñuy bañ a dégg parce que jàpp nañ ne wàllu mobilisation moom fu ne la ñuy jëlee nit di yóbbu loolu aussi mooy loolu voilà daal maa ngi ci askan wi ba léegi loolu la de bu kenn jaral kenn sa bakkan di dem fenn beneen ponk bi Ahmed ba léegi loolu lay doon tukki bi nemmeeku sa waa ji ak sa waa ji ñoo dajee démb voilà mu di le quotidien yéen kaay moo ko xëyee ci xëtam bu njëkk Khalifa Babacar Sall Macky Sall ndiki démb déplacé woon a dem pour jébbal li nga xamante ni moo di jaalam te ni mu ko defee àndul ak cortège àndul ak dara ci xibaar yi ñu jot moom sax moo dawalal boppam ba ci kër gi nga xamante ni moo di Khalifa Sall après midi bi la fa dem mais nag ginnaaw dafa am lu ko jiitu woon parce que Marème Faye Sall bi wayjur bu jigéen bu Khalifa Sall wàññee ko moom demoon na fa mais nag ci yéene xibaar yi nga xam ne ma wàcc si mooy Marème Faye Sall ginnaaw atterrissage am ba mu defoon foofu dafa waxtaanoon mais fexe ba diggu ak nga xamante ni moo di Khalifa Babacar Sall wax ko ne ko catégoriquement Macky Sall dina ñëw
donc ci la ñu waxtaanee ba trouver li nga xam ne mooy terrain d'entente j'ai pas dit que ni loolee moo am mais ci xibaar yi nga xam ne jot nañ ko loolu lay romb nag ne moom moo ñëw voilà moom moo ñëw pour déminer li nga xam ne mooy terrain bi indi déggoo de sorte que avant même Macky Sall di ñëw sax waxtaan au téléphone am na ba ñu déggoo ñoom ñaar ba ñu dat jàpp li nga xam ne mooy dat ci diggante ñaar ñi tey nag ndax tey nag fu mu toll nii rencontre jaxal kese la wala au-delà de jaxal bi est-ce qu'il y a autre chose lu mu war a mën a juri loolu aussi il faut s'attendre à tout phrase bu mujj bi avant ngay wax parce que politique mooy ñëwaat rek mu ngi nii de ku ci rey sa bopp ndax ñoom ñu ngi nii toog parce que tey dëj la parce que non waaw man askan bi laay waxal ba léegi xam nga dëj yow da ngay dem di leen xeexal ba dee la duñ la jaale si ñoom seen biir bu ñu deelantee di jaalante joxe fa ay millions xoolal table ju rafet ji ku ci dee ndax ñoom yaay per xam nga tey dañuy xool bu baax a baax Khalifa Sall dafa am loo xam ne dafa nekk ci moom loolu moom nit ñu baree bari kenn mënu ko bañal Khalifa Sall quel que soit alpha lu ma maanaam yenn xiiroog yenn ŋaayoo yi moom fekk ko ci maanaam boo ko wooyee ci jàmm mën na la fekk ci jàmm bien vrai nag calcul politique am moo ko mool boppam tey jii est-ce que on peut s'attendre à ce que diggante gisee Khalifa Sall bi ak Macky Sall bi jéggi maanaam affaire da jaal loolu aussi nag lu ñu war a mën a xaar ci benn côté. Khalifa Sall dafa ni ko dugg kee du mooy gauche kee du mooy droite. waaw xam ma ngi fas kanam ma ngi fas kanam bi ñii dafa mel ni seen waxtaan bi façon ma ngi tout le temps kanam day mel lu fasul kanam bi comme Karbala moom mais xam nga photo bi boo ko xoolee bu baax dafa am loo xamante ni mais nag moom ça veut pas dire que ni vraiment noonu la fa demee waaw les mais tamit nag tey bu ñu xoolee bu baax a baax Khalifa Sall ak li mu jot a dund ci nguuru Macky Sall mën nañuy wax ne Khalifa Sall li mu daj ci nguuru pour que Macky Sall nekk nguur est-ce que mos na ko daj ci que nit nekk président loolu yaakaar naa bu fekkee am na tam bariwul mais li mu daj aussi ci coono ak ci li nga xam ne mooy naqar ci nguuru Macky Sall mosu ko daj aussi ci nguur te loolu dafa am aussi leneen loo xam ne moom lay signifier xam nga tey bi ñu ko fi jàpp kaso imaginer li yaayam dégloon nañ ko fi moom mi nga xam ne ma wàññeeku kàddu yi nga xam ne yëkkati woon na ko fi ñaawlu bu baax a baax am naqar ak xol bu jeex ci doom bi ñu yóbboon kaso Khalifa Sall jour boobu ñu war ko convoqué muy dem point de presse bu mu defoon nit ñi dégg nañ ko wax mag bu toll ni moom ba ay rongoñam sax di wadd loolu am na leneen loo xamante ni aussi moom lay symboliser mais tey ñaar ñoo xamante ni amoon nañ jege ñaala jëm ci wàllum politique pour mu xeexal la nga am benn accession bi au niveau du pouvoir parce que nañ fàttale ko bu baax Khalifa Sall moom ci boppam Macky Sall avant muy nekk président yëkkati woon na loxoom di ko tagg bu baax a baax di rafetlu aussi taxawaay bi nga xam ne am na ko ci xeexam bi pour que Macky Sall nekk président mais quoi lan la ñu gis bi mu nekkee président Khalifa Sall nanguloon dem pour ranger wu du côté de Macky Sall coole au niveau de la mairie de Dakar moo indi woon problème bi parce que qu'on le veut ou non nañ wax dëgg ji Khalifa Sall boobu moom moo tegoon tànk fi nga xam ne mooy Dakar te Macky Sall loolu gënalu ko woon parce que calcul politique moo nekkoon seen biir donc lañ mënoon séntu mooy que ni politique moo tax cohésion bi ñu amoon ak proximité bi ñu amoon mu yàqu léegi bi loolu jeexee nag tey est-ce que c'est une possibilité pour que loolu mën a nekk loo xam ne lu ñu tabaxaat la moi je me dis non et man je me dis aussi que ni Khalifa Sall ne peut pas accepter une telle chose même bu nekkul pour moom en personne mais tamit pour ñi nga xamante ni ñoo ko jege exactement Babacar politique nga nekk de te gisoon nañ fi kaaw Idrissa Seck te dañoo xëy rek mais Idrissa Seck ak mais c'est toujours différent Khalifa Sall am nañ benn différence boo xamante ne Khalifa ñi nga xamante ne ñoo nekk ci ginnaawam ñoom c'est pas pareil ak Idrissa Seck mën nañ ne moom peut-être moom moo nekkoon entre guillemets njiit bi nga xamante ne moom peut-être moom waawam wala déetam amul inconvénience ñi nga xamante ne ñooy ay jegeñaaleen par rapport à Khalifa Sall gis nañ ñoom Barthélémy Diaz ñeneen ak ñeneen jegeyantoo bi ñu jegeyantoo ak ñoom parce que bu newoon tey peut-être dafay allié ak kii di président de la République dina indi tension boo xamante ne moom ce sera dina ko indi de gaa dina ko indi wante kon moo wax rek politique moom il faut s'attendre à tout ça moom c'est vrai parce que gis nañ fi surtout Sénégal gis nañ fi façon bu nekk moo tax suñu gisee yenn image yi seen nit ñi seen xel commencé tey wala dara parce que proximité kii Macky Sall ak Khalifa Sall nii ñu nekkee nii am na ñoo xam ne daal seen xel dalu si daal. man dafa am koo xam ne dañ koy fàtte léeg-léeg ci réussite yi Macky Sall di am te turam rarement aussi lay jég mais à chaque fois ci début bi lañ koy wax après ñu fàtte ko mooy Marième Faye Sall. elle est capable. c'est une grande dame. c'est une très grande dame. c'est-à-dire neexul taggee Sénégal parce que boo ko taggee ñu yaakaar voilà mais Moustapha Diakhaté bi mu ñëwee fii ci koor gi bi Moustapha Diakhaté di expliquer rôle bi bi muy Marième joué Faye Sall di jouer maanaam jigéen bu baax bu ñu tegee fële waxu politique
jigéen bu baax rek mooy sëyee noonu. mooy nekk ci wetu borom këram. très bien fu yàqu mu ñaw ku mu xulool mu jubóolal. andi démbam yi. chaque fois mu ngi dox tànku jàmm pour retrouver xam nga bu Moussa Diakhaté taxawee ba def naan day ñëw naan ñu yéen a sori Macky moo tax liy xew-xew ndax ñi woon xaritu démbam yi ko daan wax dëgg nekkatuñ fi te damaa bëgg ngeen ñëwaat di ko wax dëgg. loolu jigéen bu baax avec relation Wade tamit defoon na premier pas daan na dem seetu maître du ay question gis nga tey du ko yëg sax gis nga tey dafa am geste bu ñu gisoon temps yi ñuy def affaire set setal yi bi ñu koy def di ko doon lancé au niveau des clean day au niveau foofu Macky Sall bi ñu ko war a moom moo jiitu man fa la ma fekkoon boobu bu mu doon ñëw Marème Faye Sall mais quand tu vois Marème Faye Sall ci biir nit ñi ak ni muy tasaaroo ni muy waxtaanee ci biir nit ñi c'est-à-dire tu vois une autre personne boo xamante ni wute na loolu sax ak tolluwaay bi nga xam ne maanaam am na ko ci wàllum première dame te rôle boobu boo xoolee bu baax au-delà de première dame bi sax day jouer rôle ce que l'on appelle une vraie épouse maanaam tey sa borom kër xam nga ñoom ñaar xamante nañ yàgg nañ loolu kenn waxatu ko mais tey dafa am beneen leneen loo xamante ni apport la maanaam mooy une vraie dame une vraie femme rôle bi muy jouer par rapport ak jege ñaale jëkkëram chaque jour ko jëfee mu ngi koy démontrer ci bëtu sénégalais nanguwul wala bëggul benn yoon que Macky Sall am koo xam ne Macky Sall sikkoon nag moom démb tey ñii ñëw ñoom ñaar muy am loo xamante ni benn différence bi la seen diggante moom lan moo koy yitteel d'habitude mooy au-delà de jàmmi réew bi ak doxalinu réew mi jëm ci wàllum yokkuwaay mooy ne fexe ba relation humaine yi bu ko dara yàq te xamul la nit ku nekk nit ak nit ku xam exactement li ñuy woowe wàllum nité moom moo mën a am tolluwaay boobu mais tey tamit nag wax ji mooy ali kala ji rencontre bi ëllëg ci biir lan lay juri ji waat loolu mooy vraie question bi bu fekkee njaal gis nga la kay njaal moom da ngay ñëw joxe sa njaal gis nga tey woon politique moom Khalifa Sall ak ñenn ci ay jege ñaaleem tey ni parti ba structure ba mu am digganteem ak Barthélémy Diaz ñëwal wàllu mairie Ndakaaru waxuma la de politique laay wax am du samay kàddu de politique mooy wax politique mooy wax digganteem ak Barthélémy Diaz xam nga ni mu organisé woo mel ni daa yor parti bu moo tax may déglu waaw non parti bu quoi que l'on puisse dire aussi am na tolluwaay boo xam ne am na ko mais digganteem ak Barthélémy Diaz tey coow li nga xam ne judd na ci ñoom nee nañ du dëgg nee nañ dëgg la tey Barthélémy Diaz ba nar a taxaw pour nekk maanaam mairie Ndakaaru Khalifa Sall nee na wegaaral ne moom du adduwaale ci wàllu boobu parce que pourquoi am na beneen jegeñaaleem boo xam ne moom tam ambition am leneen la mooy nekk maire tey jii nii Khalifa Sall est-ce que am na tey lu muy perdre carrément même bu demoon sax pour rejoindre Macky Sall est-ce qu'il a quelque chose à perdre par rapport à son avenir politique pas son avenir politique mais peut-être à sa dignité surtout à sa dignité on peut bien dire pourquoi parce que non benn affaire moom naa la ko xam du kuy changer position kon bu ko doon def mu def ko ndax ndam si yàlla si Ousmane Tanor Dieng ni ko Tanor servir ci carrière politique Macky defalu ko au contraire moom moo defal Macky Sall defal ko waaw moom tëj ko kaso waaw lépp moom yow 2009 bi muy nekk maire ñii amatuñu woon ndombal tànk daanaka bu dëgër ci réew mi moo leen ëppoon pouvoir ci réew mi moo leen ëppoon décision moo leen ëppoon mbooloo que ça soit biir parti socialiste sax moo ëppoon parti bi mu nekkoon moom mbooloo donc bi ñu demee ñoom nekk ci problème 2011 taxawaay bi mu ci amoon financièrement ak lépp côté mobilisation sénégalais yi gis nañ ko ba pare taxawaay boo xam ne lu mu ci doon dolli chaque jour mooy soxlawuma poste moo tax ci gouvernement ba sax boo seetloo dugg ci woon parce que da leen doon wax carrément soxlawuma poste et naturellement ñi ko xam ñu bëri xam nañ loolu ci moom du xëccoo du laaj moom noonu la mel naturellement boo gisee li tax nag du jubóog Barthélémy Diaz ci lii ñu toll nii parce que moom naturellement buggul loolu kuy laaj ak kuy xëccoo moom buggul loolu te man xam naa ne fu ñuy amee problème loolu ci la mais kantaan nag dem ànd ak waa ji moom je pense pas que ne dina mës a mën a nekk de politique nag comme gars yi li ñuy wax il ne faut jamais dire jamais mais moom nit la boo xam ne waaw du kuy changer position en tout cas li mën a xew ak principe li mën a xew ba xew moom mooy moom ak Barthélémy Diaz peut-être am na nu ñu mel loolu lu ko dindi ci àdduna du yomb mais tamit tey Barthélémy Diaz position am ak auprès de Ousmane Sonko aussi comment ça se situe. léegi Pastef la bokk daanaka moom. waaw Pastef la gën a bokk taxawu Sénégal. Pastef la bokk wala bokk Pastef aussi mën nañ comprendre parce que. peut-être que am na nee na moom musul bokk Pastef. waaw xam nga waaw non loolu moom dindi ak li ngay jëf bokkul. waaw loolu comprendre ay manifestation Pastef yaa nga fa. ay conférence de presse Pastef yaa nga fa. waaw dafay jàpp dafa taxawu Sénégal li muy woote yow nangoo cee am. waaw parce que peut-être que day jouer aussi rôle opposition. voilà moom day dem ànd ak yow nekk ak yow opposition loolu kay c'est clair. peut-être aussi que day jouer rôle opposition. mais daal tey jege ñaale baa ngi noonu. fu mu toll nag wax nañ parce que tey bu ñu xoolee bu baax Macky Sall ak Idrissa Seck. am na nu mu démarré woon boobu moom ndësër la defoon dafa toog rek ñu mu wasin
kenn xamul li xew mais bii nag moom mën na bañ a wasin parce que Khalifa Sall bi ñu xam avec ses principes ci langum politique yu mu mënti doon mën nañ xaar aussi que ni ci wàllum njaxal kese lay yem mais dans la politique aussi il faut s'attendre à tout donc lu ci nekk mën na am Ahmed li moo nekkoon donc ponk rénku mi ba suba merci beaucoup di jaajëfal képp koo xam ne yaa